ngeen ni dugaloon nañ fi milliards mais ça n'a servi à rien du tout tout faatoon nañ fait milliards mais ça n'a servi à rien du tout donc la faute revient à yow mi nga xamante ni yaa jël ay incompétents parce que yow la ñu dénk suñu responsabilité du ñoom lañ ko dénk donc boo dee Zidane yow yaa war a def le bon classement si tu fais un mauvais classement bu ñu dee casse ci joueurs yi après ci yow la ñuy ñëw Zidane c'est catastrophique 2 mandats catastrophiques espoir bu mab espoir bu nit ñi amoon mu mab il faut savoir se dire la vérité. tey bu ñëwee rek yàq sama laay bi. pare ko ba tey. waa dal affaire bi. c'est bon bàyyi ma téye ko bàyyi ma conclure après dinaa ko àggale bon. non continue. pour finir la famille maa ngi leen di ñaaxaat encore seen patriotisme maa ngi leen di ñaaxaat seen engagement ci seen fulla ak fayda maa ngi leen di ñaaxaat ci seen vigilance ngeen xàmmee fenkat yi narkat yi mercenaires yi ñi ñu yónnee ñuy dem ci télé bi di fen duñu ay nitu dara des truands yoo xam ne si ni en Afrique yëpp foo leen tudd ñu ne c'est des truands même personnes yooyu ñooy ñëw à la télé di jox affaire yi direction fii ak fee ce ne sont pas des références refusez cela comprendre ngeen seen waxtu moo jot seen heure moo sonné pour ngeen shine pour ngeen mën a briller bu leen ragal ne am ngeen ko mën ngeen ko vous avez le potentiel parce que seen réew yàlla may na leen ay richesses pour que ngeen mën a développer du ngeen un pays pauvre vous avez des dirigeants des très mauvais dirigeants Afrique en général mais là on parle du Sénégal donc na ngeen conscient ci loolu noonu mooy vous avez la possibilité de soppi seen présent préparer seen futur pour que mu ngeen nekk réew mu développé pour que ngeen mën a dund bu yemb pour que ngeen mën a profiter ci li leen yàlla may mais loolu dafa am rôle bu ngeen ci war a jouer internet c'est bien internet c'est très bien parce que mi ngi éveiller ay conscience mais après internet bi il faut que gars yi concrétiser cette énergie ak cette force là ni ngeen koy concrétiser mooy ci li leen seen réew woo ngeen di si dem di si nekk bu dee ay élection la ngeen dem di bind ci liste yi bu dee ay carte la ngeen dem di ko jëli defar seen carte d'identité dès maintenant mu jaral leen ko su nit ñëwee dem à la télé di fen ngeen jàppe ko un menteur bu ko kenn déglu su nit ñëwatee ci yéen bind un torchon comme Madiambal Diagne ngeen xam ni c'est un manipulateur boo xam dañ koy yónni c'est un menteur ngeen maytu ko ngeen xam ni c'est un menteur il a pas de respect pour suñu kilifa yi Issa maa ngi lay show love lu bëree bëri Issa Diène ngeen xam que ni c'est un gros menteur lu mu leen bind lépp waxu naa fekk la waxu fen la xam nga li ma la wax ngeen moytu nit yu mel noonu ngeen moytu leen à la télé ngeen moytu leen fépp fu ngeen leen dégg ngeen xam ne ay seytaan lañ ngeen moytu leen le seul but mooy vous manipuler détourner leen de l'essentiel détourner leen de fi ngeen war a xoolee ak fi ngeen war a déggee donc moytu leen ñooñu bu baax a baax jël leen seen destin en main am leen seen dignité ak seen personnalité bindu leen ci liste yi bindu leen ci liste yi bindu leen ci liste yi c'est tellement important su ngeen ko defee muy lobby mënul ci yéen dara muy communauté internationale mënul ci yéen dara muy Union européenne mënul ci yéen dara muy ay menaces Bill Gates mënul ci yéen dara parce que vous êtes unis su ngeen boole seen doole mën ngeen décider seen réew ban direction lay jël mais su ngeen boolewul seen doole da ngeen di vulnérable lobby yi ñoo leen di jox direction franc-maçon yi ñoo leen di jox direction colon yi ñoo leen di jox direction milliardaires ak ONG yi ñoo leen di jox direction ñooy ñëw financer ku leen neex jaxase seen société dugg ci association yi dem ci féministes yi dem ci faneen ak faneen pour déstabiliser leen mais su ngeen jugee yéen cette jeunesse télé mënul arrêter seen combat ay journalistes corrompus mënuñu arrêter seen combat benn lobby mënul arrêter seen combat seen volonté mooy ngeen jàpp ne yéen ñëpp da ngeen jouer seen rôle vous êtes tellement puissant que même président bu yéegee dafay am seen complexe danaan ah j'ai affaire à des jeunes déterminés
bu boobaa da leen di respecté lépp lu muy def ci yoon la koy teg donc rôle boobu ngeen war a jouer mooy vous n'êtes pas indifférent à ça vous êtes conscient que ni il s'agit de votre vie au quotidien il s'agit de votre avenir il s'agit de seen doom yi bu ñëwee ak seen sët yi lan lañ fiy fekk donc c'est une responsabilité donc responsabilité boobu noonu jéem leen ko matal boole leen ko ci li gën a essentiel ci les jours à venir les mois à venir responsabilité boobu xam leen ni c'est essentiel ni jug liggéey essentiel ci yéen jug jël seen carte xool ki gën ngeen votal ko noonu la essentiel ci yéen maa ngi leen koy dénkaat bu baax a baax inscrivez-vous en masse fu ngeen nekk ku ci amagul carte d'identité dès maintenant defaral sa carte d'identité fexeel ba am sa carte de vote inscrire wul c'est tellement important que ñëpp dañu war di ko waxtaane ak di ko fàttali seen cousins yi ñii di ko wax seen frères yi ñii di ko wax seen sœurs yi su ngeen ko defee di ngeen gis le résultat vous allez être une jeunesse unie soudée forte boo xamante si nii benn force extérieure mënul ñëw seen biir réew ne leen direction bi ngeen di jël da ngeen di daganal góor jigéen da ngeen di nangam sangam kenn dootu ko mën a def parce que vous êtes unis te am ngeen doole te bu dee ay ressources yu leen mën a may ngeen am seen autonomie bopp yàlla may na leen ko donc seen waxtu jot na assumer leen seen mission assumer leen seen mission bañ leen manipulation bi seen télé yi dañuy fenn ñu ëpp pas ñëpp nag ci seen journalistes yi mais ñi ngeen xam ci seen journalistes yi ce sont des mercenaires dañuy fenn te amuñu respect ci kilifa yi dañuy déformer histoire yi ak di déformer réalité bi ak seen kàddu kilifa yi donc rôle boobu ngeen ci am responsabilité boobu ngeen ci am soyez vigilants loolu moo nekkoon samay kàddu et ngeen partagé ko au maximum pour que gars yi mën ci jot mais aussi ngeen xam ne ni ma waree man may wax ba sama baat di metti ni ma waree noonu la waree yéen ñi may seetaan ñëpp ëppalewu ma leen ci Sénégal te gënu ma leen ko bëgg c'est un combat c'est le don de soi il va falloir que yow ñun ñëpp ñu nekk ci boo ci dee jël ay saaga ndey garaawul réew mi jar na ko boo ci dee jël ay critique jar na ko boo ci dee sonn jar na ko réew mi jar na ko bëgg sa réew jar na ko donc yéen ñuy seetaan yëpp jàppee leen que ne vous avez un rôle à jouer te ñun ku mel ne man Ousmane Sonko warumaa gën a gore Bassirou Diomaye Faye warumaa gën a gore El Malick warumaa gën a jooy Guy Marius Sagna warumaa gën a jooy Assane Diouf Clédor Sène bañkat yëpp kenn si ñooñu warumaa gën a gore bépp sacrifice bu ñuy def man pare naa pour def sacrifice bu ko raw pour sama réew donc loolu mooy message bi maa leen di encourager bu baax et di leen wax que ni yéen a ngi ci yoon bi jug bi ngeen di jug yéen a ngi liggéeyal seen réew bañ bi ngeen di bañ yéen a ngi liggéeyal seen réew taxaw bi ngeen di taxaw yéen a ngi liggéeyal seen avenir réew bu leen ci kenn jëlee na ngeen gën a jafandu na ngeen gën a dooleel dëgg fenkat yi na ngeen bañ fu ngeen leen fekk na ngeen leen wan ka ni naan na ngeen seen fen yi ñuy taxawal dëgg fu ngeen leen fekk na ngeen leen encourager képp kuy def live di wax wala mu nekk activiste wala nu mu mënta tudd da ngeen di ànd ak moom parce que ci dëgg la leen di woo bis bu ngeen sentiree que ne nit dof ñëw na wax leen beneen wax bu wuteeg dëgg xam leen ko ni dañ koo corrompre xam leen kani bis bu ma ñëwee ma tenir leen beneen discours bu wuteeg dëgg bu leen ma topp bis boobu xam leen ni dañ maa corrompre ma bëgg leen a nax su ngeen day ñëw di ma déglu ak di ma encourager c'est parce que da ngeen a njort que ne li ma leen di wax mooy dëgg bi li ma leen di wax moo nekk seen biir xol man dama leen koy waxal ni rek publiquement mais gënuma leen a xam gënuma leen a engagé gënuma leen a bëgg réew mi bis bu ma ñëwee commencé changer discours xam leen kan ni jël nañ ma ci suuf jox ma xaalis donc c'est pas parce que man ngeen di topp mais dëgg bi may wax ngeen war a topp dëgg bi may wax ngeen war a topp bis bu ngeen gisatul dëgg bi ci man xam nga ban ful la ngeen war a am fu lay saaga ma ak fu lay envoyé ma chier daal di topp seen yoonu dëgg yéen seen yoonu dëgg mooy taxawal Sénégal taxawal dëgg jële fi naafeq yi jële fi fenkat yi jële fi comploteurs yi jële fi cette classe politique boo xam ne 70 ans mi ngi fi pour samp fi énergie bu bees tax bu dëgër bu patriotique bu gëm réewam loolu mooy seen mission maa leen di tuubal ci sama waxin bi tàngoor bi may waxee ak xaal bi man passion lay demee mais nag raison moo ko lal tout le temps moo tax su may jug sama xaal di jug mais yuuxu bi may wax ba yuuxu xam naa ne du neex a sax dégg mais maa ngi ciy tuub bu baax a baax maa ngi tuub ci wax yi kàddu yu dëng yeeg yëpp di leen dénkaat li nekk ci live bi ngeen jëlaat seen temps ku ko ci am nga déglu ko
nga xool ci li ciy am solo nga demaale ko li ciy njuumte nga bàyyi ko xam ne sama njuumte bopp la comprendre ngeen loolu mooy dil bi maa leen di showloo yéen ñëpp maa leen di bëgg ci sama biir xol parce que bëgg gi ngeen bëgg Sénégal moo tax ma bëgg leen bëgg gi ngeen bëgg dëgg moo tax ma bëgg leen défendre ngeen défendre Sénégal moo tax ma bëgg leen suba yéen ñi ko mën ñëpp na ngeen dem ngeen défendre ngeen jàppale ànd sàmm jikko yi na ngeen dem ngeen jàppale leen ànd sàmm jikko yi parce que ñooñu noonu seen combat lu baax la parce que réew mi am na ay lobby yu ko bëgg a jox beneen direction am na ay lobby yoo xamante ne bu ñu sañoon réewu Sénégal dañuy bàyyeeku àdduna bi day bàyyeeku dootuñu am ngëm dootuñu am moral dootuñu am retenue dootuñu am frontière ay mbaamu xuux la ñuy doon yoo xam ni lépp ay dagan ci ñun góor jigéen dañ fi am doole di def lu leen neex réew mi réewu kii la nu mu tudd croyant la dañoo am suñu ay croyant ngóor jigéen bu ñu ko fi oyofalee boo yi di ñëw yëpp ay góor jigéen la ñuy doon fexe nañ ba jaar ko ci culture bi jaare ko ci artistes yi léegi ku soluwul solu góor jigéen sax branché woo jaare nañ ko ci boo demee Amérique góor jigéen yi léegi seen rajo yi gën a mag drapeau góor jigéen lañ fay samp góor jigéen yi bu ñu woowee benn artiste ci seen gépp parade la xaw ma su demul dañ koy commencé boycotté di ko wan ka ni da ngaa bañ góor jigéen moo tax demoo li ñu waroon def yëpp def nañ ko ci àdduna bi ba jaarale góor jigéen série yi gën a mag ponkal yu mel ne 50 Cent sax dañ leen di obligé ay 50 Cent ñu ak ñi doon ñoddi maanaam góor yàlla réel dañ leen di obligé seen série yi ñu dugal ci ay góor jigéen yuy dawal ay mbiru góor jigéen série yi gën a mag dañ leen di imposer mbiru góor jigéen championnat yu gën a mag gis ngeen léegi ñu cay def ay yëfu góor jigéen danoo am doole léegi nag ànd sàmm jikko yi li mu leen woo yéen ñëpp na ngeen tas affaire bi ngeen dem ñi mën a dem ñëpp nañ dem parce que xam nga lu tax su ngeen demul da ngeen di oyofal kàddu xalifa yi te comme xalifa yi nee na ñoom ànd nañ ci loolu signé nañ ko bokk nañ ci dem bi ngeen ciy dem day tax ngeen dëgëral signature xalifa yi su ngeen ko soofalee da ngeen di soofal signature xalifa yi te comme xalif généraux yëpp nee nañ dem leen ngeen manifester contre loolu noonu ci diine lañ ko teg ci moral lañ ko teg ci culture lañ ko teg ci ragal seen borom lañ ko teg ci bëgg seen avenir réew lañ ko teg donc bu leen ragal benn lobby bu leen ragal benn franc-maçon bu leen ragal ku dul yàlla moo yor seen adduna moo yor seen ëllëg yàlla yor seen lépp donc bu ngeen dee sóor leen yàlla góor jigéen ngeen di xeex kenn néewu leen ngeen romb ay nit ci mbedd yi di leen dóor mais ñun suñu réew ak ni muy doxee ak suñuy këyit ak suñuy loi kenn du ci daganal góor jigéen loolu am nañ droit xeex ko au Sénégal bis bu ñu demee ba daganal fi góor jigéen kenn ci ñu waratul dem di ziyaareti Maam Cheikh Ahmadou Bamba war nga koo rus buñ fi daganalee góor jigéen kenn ci ñun waratul dem di ziyaare ji Maam Alaaji Malick war nga koo rus kon lépp luy xeex pour ñu bañ ko fay daganal yéen ñëpp da ngeen ko war a def seen combat bopp bañ leen ko bu leen ci ragal dara napp gi ñu leen di napp naan la ay lobby nekk ci ginnaaw dañuy yàq sa carrière ay lobby dañuy kàcc fii lobby mënu fee ngand bu ëpp fi yàlla doole yàlla moo yor sa dund yor sa dee moo yor sa tey ak ëllëg donc loolu boo ko dee def xamal ne suñu borom nga koy defal xamal ne say doom ëllëg waruñoo ñëw di fekk ay boîte góor jigéen di fi fekk ay soirée góor jigéen ay mariage góor jigéen bu boobaa bés buñ balancé nekk ay góor jigéen xamal ni joué nga ci rôle bu mag donc fépp fuñ ciy xeexe te nga mën ko da ngaa war a dem bokk ci xeex boobu noonu da ngaa war a dem bokk ci xeex boobu donc yéen dimanche bàyyi doxal lu ngeen di def jar na ko lépp lu ngeen di def bàyyi leen ko ngeen dem ànd ci combat bi lépp lu ngeen di def bàyyi leen ko ngeen dem ànd ci combat bi parce que seen xalif yëpp signé nañ ne ànduñu si donc yéen su ngeen demee da ngeen di dooleel seen signature xalif yi mais bis bu ngeen demul daat koy soofantal da ngeen di soofantal seen signature xalifa yi te franc-maçon yi fi nekk ak lobby yi buñ sañoon xalif yi buñ signé ba noppi affaire bi du am impact parce que loolu mooy soofantal day ñàkk day wàññi seen doole day wàññi seen impact ci askan bi te buñ sañoon day am ay fissure ci kaddu xalifa yi ci intégrité xalifa yi day am ay fissure ñoom loolu lañ bëgg tey jii bu ñu waxoon manifestation bi askan bi yëpp toog seen kër te xam ka ni xalifa yi joxe nañ seen kaddu dañoo bëgg ñu am ay fissure ci kaddu xalifa yi ñu lottal leen un peu ñu wàññi seen doole te bis bu xalifa yi ne waaw ñun ànd nañ ci dem leen yéen demu leen bu boobaa ñoom dañuy am ndam lobby yi ak franc-maçon yi dañuy am ndam ci nu mu tudd ci kaw xalifa yi donc bañ leen loolu yéen ñëpp na ngeen bañ loolu bu leen ragal benn lobby amul lobby bu ngeen ni ragal wala franc-maçon bu ngeen ni lu ngeen mën def leen ay tapet ngeen man maa leen ko wax amul benn lobby bu ngeen ni xëy di bàyyi xel bu dul bu yàlla bi moo yor malaaka yi moo yor noy yi moo yor dund moo yor dee moo yor wërsëg moo yor lépp
beneen lobby bu taxaw ne la maa yor sa àdduna day kàcc donc bul ragal beneen lobby bu dul bu yàlla borom malaaka yi borom ngelaw li borom suuf si borom jaww ji borom géej gi bu ko neexoon bu ne kun fa bu ko neexoon mu wax ko géej gi ñëw lekk ñu ñun ñëpp su ne woon ngelaw su ko neexoon ngelaw lépp daaneel immeuble yi suñ kaw ñun ñu dee su ne woon suuf su ko neexoon suuf daal di trembler ci fraction de seconde ñun ñëpp ñu suulu ci suuf kon kuy ragalal yàlla kuy bàyyi xel yàlla keneen ku leen am na doole ku dul yàlla day kàcc dañuy kàcc seen objectif nag ñoom mën nañ leen a comprendre parce que comme gëmuñu yàlla adduna lañ gëm alal la ñuy jaamu ñoom suñu doxalee loolu am nañ ci droit mais ñun ñu gëm yàlla ne dañoo ragal yàlla ne ay nitu diine lañu suñu réew dafa am ko ñun waruñoo ànd ci loolu buñ ko bañee ci suñ droit lañ nekk ak ci suñ devoir mais bis buñ bàyyeekoo ça veut dire que ne ñëla nga xam ne gëmuñu yàlla ñun dañ leen di jàppale ci seen combat dañ leen di jàppale dañ leen di yombalal ñoom seen objectif bi nga xam ne mooy daaneel diine daaneel valeurs yi daaneel lépp luy moral daat fiy samp débauche totale donc maa ngi leen di ñaaxaat yéen ñëpp ngeen dooleel manifestation yu mel noonu ngeen dem dooleel ko seen présence ngeen dem dooleel ko et ngeen bàyyi xel ci yu ni mel loolu moo doon sama message maa leen di soxla maa leen di tuubal leen jégal encore une fois di leen waxaat ni à bientôt nekk leen si jàmm bu baax a baax Sénégal ci kanam drapeau bi ci kanam respecter suñu bopp gëm suñu bopp garder suñu ay valeurs am personnalité am dignité kenn mënuñoo jënd kenn mënuñoo corrompre kenn mënuñoo tapetloo kenn mënuñoo menacer yàlla la ñu gëm suñu réew la ñu bëgg représenter tous les jours drapeau bi 365 jours sur 365 représenter drapeau bi képp ku koy yëkkati ca kaw ñu def la suñu héros képp ku koy daaneel ñu braquer